Amine Fati mbokk yi ñu ngi leen nuyu rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias dal leen jàmm fii ci Medina Baye xam ngeen ni tey ci guddi gi moom la ñuy màggal rek ay bés ginnaaw gànna si àdduna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax gàmmuwaat ba tax na mbooloo mu takku teew nañ fii ci Medina Baye comme ni ngeen ko gisoo mise en place bi lépp yem na xam naa ci kanam rek ci guddi gi kilifa yi danañ fi teew ak taalibe yi fanaane sa tedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na xibaar yi dañ koy tàmbalee rek ak li nga xamante ni kon mooy wàllu kaaraange ndax alkaati yi di police lu toll ci ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama teg nañ leen loxo ñu doon def ay ñaawteef loolu nag jëm rek ci opération de sécurisation bi nga xamante ni ñoom waa police ñi ngi koy mëne fii depuis plus d'une semaine ak éléments yi ndeem sax wàññi nañ dispositif bi teewul wàllu circulation ak yëpp daal ñoom ñi ngi fi rek ngir daal di aar askan wi nga xamante ni kon ñoom ñooy teew fii ci Medina Baye ñu déglu ci rek commandant corps urbain bu commissariat central bu police bu Kaolack di commandant Abdoulaye Diop ci sun micro. am nañu 219 yoo xam ne nii jàppoon nañ leen ci ay opération yu ñu defoon en amont du Gamou c'est-à-dire bien avant Gamou gi ba bu Gamou gi di jeex bu njëkk bi amoon nañu ay à peu près 219 veilles am nañ fi ay cas de viol am nañ fi ay cas de faux billets am nañ fi infraction yu bëree bëri ay pédophilie am nañ fi ay jeu sur la voie publique am na ivresse manifeste publique et tout am nañ fi ay vols surtout les vols de portable aussi moo fi gënoon a bëri bon il y a aussi certainement des accidents ayant causé mort d'homme bon mais loolu lépp le véritable bilan vous sera proposé après. am na ñu nekk fii ci bayal bi yoon buy dem ci arc bi yoon boobu am na ñu fay bu ngeen xoolee am na ay élotage pour mën a canaliser jaaykat yi demee noonu garde statique bu nga xam ne nii moo nekk ci kër sëriñ yeeg yooyu ñoom ñëpp ñu ngi sur place donc côté boobu laalu ñu fa dara fii daal lan allégé te allègement boobu amul yàqalu ñu dara quoi personnel bu nu am fii doy na sëkk pour régler situation. service régional bu commerce bu Kaolack ñoom it ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan rek ba lépp loo xamante ni ñi ngi ko fiy jaay rawatina li nu di jëfandikoo mu daal di sell set looloo tax rek ñoom it dispositif bu am solo yokk nañ ko ba nga xamante ni kon ñam yi jóge ci frontières yi rawatina dëkk yi nga xamante ñoom ñëwoon Sénégal ñu daal di koy xool ci noonu nag daanaka jàpp nañ lu toll ci tonnes yu médicaments yoo xamante ni daal jëfandikoo ko mën naa indi ay loraange yokk ci 8 tonnes yi nga xamante ni jotoon nañ ko saisir ñu déglu ci ki nga xamante ni moom mooy chef service régional bu commerce bu Kaolack mi ngi tudd Seydou Nourou Baro ci micro Ndeye Fatou Dieng ak Amadou Ba. dañu d'abord positionner sunu ay agents au niveau des axes routiers en particulier ci pont Noiro bi nga xam ne dañ doon arrêté camions yëpp yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo Gambie di indi ay marchandises yi nga xam ne dañ koy lekk. ñu xool ndax effectivement lépp li waroon ñu leen di jéegaane ci mbirum procédure wàccoo nañ ko jot a jàpp daal daanaka au niveau du secteur détail ñu ngi si à peu près moins de une tonne donc 900 kilos yi nga xam ne 800 kilos du moins 800 kilos yi nga xam ne daanaka ñu ko génnee au niveau des différents circuits du commerce li nga xam ne mi ngi représenté uniquement des produits alimentaires te yu ñu jàpp ren wàññeeku par rapport ak quantité yu ñu jàppoon daaw. comité d'organisation bi nga xamante ni ñoom lañ dénk organisation gàmmu Medina Baye sànq rek def nañ conférence de presse jàkkaarloog taskatu xabaar yi ngir rek def bilan wu gàmm gi am nañ ci mbégte de manière générale wante nag bu dee nag bilan financier bi def nañ ko koppar yi fi mu jógee am na ci yoo xamante ni taalibe yi ñoom ñoo ko dugal li des wàllu sponsor la te loolu bëgg nañ koo yaatal ba Medina Baye li naan tourisme religieux ñu yaatal ko ba nga xamante ni kon koppar yi dina mën a dugg nguur gi tamit nee nan lim digga woon lu ci bëri daal buñ ko doon évaluer lu ci bëri def nañ ko ñu déglu seen porte-parole ci micro Amadou Ba. benn point la ci ni mu koy financé it mooy ni ansaaru diin di dajalee ay finance yi mu ngi jóge ci cotisation taalibe yi finance yi mën naa jóge ci contribution volontaire u taalibe yi loo xam ne bokk da cotisation yi nga xam ne moom moo leen war waaye finance yi mën naa jóge yi tamit ci ay sponsor yoo xam ne dinañ leen wut bu ñu amee activité boo xam ne mel na ni activité gàmmu Medina gii nii ci gàmmu ren gi waa commission finance ñu ngi fi toog ci wàllu sponsor benn sponsor lañ fi am mu accompagner ñu mooy Bank of Africa mu jox ñu montant wu 4 millions pour accompagner ñu ci gàmmu gi gannaaw moom
bonne volonté yi contribuer nañ pour une valeur de 34 millions et quelques bonne volonté yooyu am na ay mbokk taalibe ci biir donc muy loo xam ne diggante daanaka début mois septembre bi ak octobre bi Ansaarud-Din mobilisé na ko mu jëm ci près de 40 millions yoo xam ne moom lañ utiliser pour mun a organiser financement gàmmu gi. commencé woon nañ liggéey bi depuis ci niveau département bi tenir benn réunion ak préfet Kaolack muy CDD ñu waxtaan ci lim ci mën a indi comme solution mu indi ko ci ñu ngi koy gërëm au passage depuis boobu ba léegi ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi biñ jàllee niveau département bi ñu ànd ak moom dem ci gouverneur région bi li nga xam ne préfet bi moom ay service am mënuñoon koo régler waaye gouverneur bi mën ko parce que mooy régional bi mu ànd ak ñun régler ko donc ñu tenir benn CRD boo xam ne moom itamit terale woon na kër gi bu ko neexoon mu convoqué ko gouvernance waaye daf ne dafay fekk ci sëriñ bi fii Médina ñu organiser ko fii ci kër gan moom itamit bi mu ci defee lim ciy def ba pare lim ci mënta def dañuy ànd ak moom dem ci niveau ministère de l'intérieur. comité d'organisation boo nag di waa COMAF am na beneen càkkutéef goo xamante ni def nañ ko maanaam Médina Baye ñu def ko commune boo xamante ni daal day moom boppam ba nga xamante ni rek lépp luy jafe-jafe ñoom ñu mën koo indi loolu tamit bokk na loo xamante ni kon sàkku nañ ko ci kilifa yi ku ne Médina Baye rawatina Kaolack wax wàllu assainissement gis na ni am na ci ay jafe-jafe ndem sax am na jéego yoo xamante ni ñoom kilifa yi nee nañ def nañ ko ci wàllu courant beeg ndox mi loolu it ñin ko dénk di Sénélec ak SDE am na ci jéego yoo xamante ni def nañ ko bu dee wàllu ndox mi ay camion citerne ak ay point d'eau yoo xamante ni installé nañ ko fi su ko defee rek képp koo xamante ni am nga jafe-jafe ndox ñu indi ci saafara courant bi it compteur yi yokk nañ ko bu dee juróom fukk la woon daaw def nañ ko ren téeméeri compteur buñ sukkandikoo ci comité d'organisation ak commission yi ñi ko jiite ñu seetaan reportage bi nga xamante ni Mamati Dieng def na ko ci ak Amadou Ba. wàllum assainissement di mbir mu soxal kilifa diine yi nekk fii ci Médina Baye gannaaw jéego yiñ ci def nag terewul ba tey mu am yu suuxee. assainissement bi bon am na ay tuuti jafe-jafe mooy ne dajul quartier Médina bi yëpp ak Sam ak Darou Rahmat maanaam li ëpp mu ngi ci dafa nekk ci digg Médina malgré nag def nañ ci ay yokk yoo xam ne ren def nañ lu mat fukki mbedd yoo xam ne yokkaat nañ ko ci dafa xaw a dese yaatu loolu moo tax danañuy am nag tuuti jafe mais yàlla nga koy régler ndànk-ndànk alhamdulilah. lu soxal wàllum ndox nag SDE installé ay point d'eau ba noppi jox comité bi luy toll ci 2 fukki camion ndox. am na ay extension yu ñu may ci yoo xam ne wax dëgg yàlla di yokk réseau bi la ci wàll ndox ñi nga xam ne ñi ngi demande pour soxla ndox ci seen kër nga xam ne léegi ndox daf leen di jafe yàlla def na may nañu ci 400 branchement yoo xam ne bu gàmmu gi jeexee it même bu lim bi jeexut dañ continuer pour mottali ko ba lim bi jeex ñu soog koo arrêté am na ay point d'eau yu ñu def mooy robinet mbedd yi lu toll ci 20 citernes ñu ngi nii taxaw sama buntu kër képp koo xam ne soxla nga ba ma ooyee rek dama lay yóbbul ndox. ki jiite wàllum ndox mi ak courant ne Sénélec wàccoo na ak li ñu digaale woon. daaw 50 la ñu mayoon ren ñëw na def ko 100 vraiment ci ay extension yoo xam ne fu courant bi àggul pour ñu àggale ko fa la am na lu ñu jot a def wax dëgg yàlla am na lu des yaakaar naa bu gàmmu gi jeexee dañ koy continuer def ko. assainissement ndox ak courant di ñetti mbir yu am solo ngir gàmmu gi jaar yoon fii ci Médina Baye nga xam ne fu nekk la taalibe yi di bàyyeekoo ñëw ngir gàmmuwaat bi. ci loolu ba léegi am na ci ay taalibe yoo xamante ne jël nañ ay initiative ngir rek leeral dëkk bi rawatina yenn mbedd yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Médina Baye loolu nag moom moo tax ñu installé fi ay lampadaire ngir rek jox ko askan wi nga xamante ni yenn saa yi seen quartier yi de lëndëm ci noonu ñu déglu ci Yoro Diouf mi nga xamante ni bokk na ci waa COMAF ci micro Mamati Dieng. lim naa Sam wax naa Daaru Rahmati wax naa Cheikh naa Fass Cheikh Tidiane Ibrahima wax naa ko kon mun naa ne li wër jumaa ji yëpp quartier yooyu ñoo wër jumaa ji Daaru Rahmati bu ñu koy wax armeel yaa tax dem nañ ba tiim lamp yo ci armeel yi monté fa ay lamp def na ko su ma juumul 2 ba 3 yoon yoo xam ne ay 100 lamp lañ jënd.
reportage yu bis bi ñi ngi ko jagleel nag ay commerçant yoo xamante ni ñu nga jóge ci Mauritanie ñëw fii ci Medina Baye am marché boo xamante ni ñoom ñoo fa nekk rek ngir jaay fa ay marchandises yu jóge foofee ca Mauritanie muy ay mëlfa ak bépp produit boo xamante ni kon jóge na gànnaar ñoom nag seen diggante ak waa Medina Baye day lu yàgg loo xamante daal ab intégration la sax ba mujj a nekk loolu nag ñoom ñu daal di koy rafetlu te nee nañ saa yuñ fi ñëwee bu ñu dem it seen i poste dina dis ndax lépp luñ fi jaay ci marchandise day jar ñu seetaan reportage bi nga xamante ni Ibrahima Diame ak Fally Gaye def nañ ko ca marché ba. diggante Medina Baye ak Narile histoire bu yàgg la at bu yàlla sàkk bu gàmmu jotee dañuy daal di bàyyeekoo seeni réew Mauritanie ñëw fii def si seeni pèlerinage waaye tamit àndaale seeni marchandise ngir jaay fii nag ci biir cité bi dañ leen jagleel benn espace bu nga xamante ne ñoom kese ñoo fi jaay. lu bari mi ngi ñëw pour ziyaara mais am na 25% day ñëw pour jaay. ci biir cantine yi yëre ñoo ci ëpp muy marchandise yu bàyyeekoo Mauritanie seen diggante nag ak waa Medina Baye ratax lool daanaka dañuy jàpp ne fii seeni réew la. sunu diggante ak Medina Baye macha allah comme sunu diggante ku nekk Mauritanie rek amuñu fi benn problème. dëgëraayu intégration bi nag li ko gën a firndeel moo di kër yi nga xamante ne ay Mauritaniens yu bëri am nañ ko fii ci biir Medina Baye Cheikh Babacar Dieng di taalibe Baye seen dëkkandoo la fii ci pays bi. marché bi leen jox nii kër yi ko wër yëpp ay muxaddamu naar ñoo ko moom li wër nii yëpp côté bi yëpp ay kër yi naar la firnde gi sax yematul ci dëkkandoo bi nii ci zahir mais ci baatin bi sax am na ndax tey boo demee ci xabru Baye Niass bi di nga fa fekk benn shérif bu ñuy wax Tilmidi Aydara naar la mu génn àdduna ci Ndakaaru ñu suul ko ci xabru yi te bëriwul sax ku dëkk Médina génn àdduna ñu suul la ci xabru yi waaye naari am nañ teranga bu nekk ci Sénégal am teranga bu nekk ci Medina Baye ba am terangaay tey am naar tëdd ci xabru Baye Niass. li ko dalee nag veyu gàmmu ba ci gàmmuwaat Mauritanien yi la dañ fi fës lool ci diggante jumaa ji ak seen bërëb bi ñuy jaayee. mbokk jërë ngeen jëf fi leen yam ak yéen ci xibaar yi ci kanam incha allah soxna Naata Mbaye dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan di leen fàttali ni kon événement bi moom rek gàmmuwaat gi fii ci Medina Baye comme ni ngeen ko gisee nii tant bi taaliba gaa ngi commencé ñëw ndax kilifa yi fii la ni fanaane rek tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd beeg télévision Futurs Médias ñu nar a ànd ak yéen ci guddi gi yëpp kon ba ci kanam incha allah.